salaamaaleykum téléspectateurs yi ku nekk ñoo ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant dellu si waat fii rek ci seen émission ganu bés bi tey ganu bés bi nag dafay teewal ki ngeen xamante ne mooy Mamadou Seck artiste ñu gën ko xamee ni si Secka moo tooy fii tey ñu war a waxtaan ci li ngeen xamante ne moom ay jaar-jaaram ci ak ay projet ak yeneen ma bàyyi ko mu nuyoon teg yéen rek ñu mën a dugg ci waxtaan bi Secka nuyu nañ la. waaw salaamaaleykum Sophie maa ngi lay fay di kontaan trop ci téléspectateur yu Diaspora Vision di suite boo xam ne wax dëgg yàlla ñu koy suivre bari na di ñaan yàlla li ngeen bëgg ci média yéen a ko xam yàlla na ko yàlla def maa ngi nuyu ñëpp nag rawatina waa Italie fii nga xam ne fii la Diaspora Vision nekk. merci beaucoup gannaaw bu mu nuyoo ba pare rek monsieur Secka ñuy dugg ci waxtaan bi rek ngay artiste ñu xam la bu baax ci li nga xamante ne mooy taasu domaine taasu nga koy def bu yàgg di ci boole yeneen ak yeneen mais est-ce que mën nga ñu wax tuuti rek ci say jaar-jaar. waaw man maa ngi dëkk Thiaroye fa laa juddoo maa ngi commencé samay mbirum art ci théâtre école bu ma doon jànge bu nekk Thiaroye franco arabe maître surtout Khadim Rasoul fa laa doon jàngee moo amoon benn troupe théâtrale léegi nag ñu boole ma ci may def théâtre fa laa commencé samay activité culturelle après loolu suñu koñ ñëpp à l'époque xam nañ ni Xurumbukki la tuddoon bi nga xamee ni jëlee nañ fa waa Xurumbukki tuddee koñ bi sant yàlla ñu am fa troupe théâtrale ci troupe boobu nag laa nekk di théâtre mës nañ gagné zonal départemental régional après amul ay ñaari at benn ASC bu nekk dend ak ñun bu ñuy woowee ASC Mengo maa ngi leen di nuyu organiser benn concert bi nag El Hadj Ndiaye moo leen ko mayoon El Hadj Ndiaye moo woy Raga Juma moo woy soo ma gisatul bonjour comment ça va El Hadj Ndiaye bu Enda Thiermonde may leen benn concert boobu DJ Sow Karim moo ko doon defal ay présentation Sow Karim ñoo juddoondoo ñoo bokk ko Sow Karim bu Sen FM après présenté ma El Hadj ma yéeg ci kaw seenam bëf ci laa commencé def musique nag waaw. mais avant El Hadj Ndiaye daaw ànd ak ki ngeen xamante ne damay fàtte turam sax te ngeen faral doon def ki Abdou Ndiaye. avant El Hadj Ndiaye du kooku nga doon njëkk a ànd. waaw Abdou Ndiaye maa ngi koy nuyu moom Modou Fall Ndiaye Boy Naar ñun ñëpp ñoo nekkoon muy sa mag boo xam ne. bi ma njëkkee génne dara sax ñu bëri dañ doon naaj ndax kii Abdou Ndiaye la. waaw après Abdou Ndiaye après El Hadj Ndiaye nag ci la formé sama groupe di tëgg ay xew ak affaire yooyu mais buñ dem man dama préféré woon buñ demee di tëgg ay xew ak affaire yooyu man maa yor animation bi yor micro bi di animé yooyu ci laa commencé di tëgg ay affaire mu neex nit ñi ma ni pourquoi pas lii mënuñu ko def cassette ci laa njëkk def album muy lëmbalu naar. kon ça veut dire que yow ci côté lu tax ni mu la dikkee mooy ci théâtre nga commencé. ci théâtre laa commencé foofu la virus bi duggee ba nga ñëw bëgg nekk. waaw mais wax dëgg yàlla. El Hadj Ndiaye moo tax ma def musique. parce que moom lañ ma yéegal ci concert am. muy def benn morceau bu tuddoon Baye Gonjo. ma yéeg ci bëf ci. affaire bi des ci man nag neex ma commencé même bu may déglu musique sax dama ciy jéem a dugal ay paroles. loolu moo gën a tax sax nit ñi naan dama xaw a am tuuti point fort ci Dio. ci duo waaw parce que ci duo laa jàngi musique man. waaw ci duo boobu nga daane de se laa jëlee. parce que gis naa ne en général say clip yu bëri say musique yu bëri yi ngay def en général da ngay duo toujours. mais yow lan moo tax ngay faral di gën a duo que di woy yow kenn. ok du man maa def du man maa koy taamu du man maa ko bëgg mais xam nga artiste sa moroomu artiste sa nawle artiste. boo bokkal réew. ça veut dire yow yaa leen di woo. non vraiment amul kenn ku ma defal dio koo xam ne mës naa la woo amul. ñoom ñoo lay soxla def naa dio ak Kine la Mambamba. Mambala Aji Ouza Fata Wali Pape Diouf ñu bari Mapenda Seck. ñu bari def Mapenda dio bi ñu def sax génnagul. ak Fata yëpp def nañu ay dio te ñoom kenn ku ci nekk yow yaay def sa choix ci man. muy lu rëy ci man tamit trop maa ngi leen di nuyu au passage. di bëgg nag parce que ñiy def comme li may def dàq ma ko fuuf bari na Sénégal. te ñoom man la ñuy bëgg a defal loolu quoi. d'accord ça veut dire kon yow du say album ngay def duo mais album mu yeneen. musiciens duo yooyu yëpp ñoo musiciens yi ñoo ma def. waaw gis nañu tamit génne nga ay album. mais je voulais savoir yow ndax da nga am producteur wala yaay produire sa bopp parce que loolu tamit xaw na lëndëm ci xel nit ñi tuuti. waaw
man mës naa def ñaari album yi ma def yëpp producteur moo ko produire. muy Lëmbalu Naar ak Kaywan ma ko. Lëmbalu Naar maestro musique Sega. maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm parce que tamit def na mbir mu rëy ci sama carrière su ma nit ñi ba xamee sur le plan international. ba ma mën a ñëw fii tey Italie di fi def émission. ci loxoom la ko yàlla jàllale maa ngi koy nuyu. moo produire aussi Kaywan ma ko muy ñaari album yi ma def Lëmbalu Naar ak Kaywan ma ko. mais depuis lors xam nga ni actuellement production doxatul Sénégal. producteurs yi. ba ñu ñëw produire mais après ku leen di promouvoiral production yi ba mu jar ni mu war a jaree ak ni xam ngeen ni technologie bi avancé loolu moo tax producteurs yi produire tuñu. C'est pas parce que li ngeen di wëyee moo am tuuti changement par rapport ak marché bi léegi li ñuy laaj est-ce que yéen loolu ngeen di joxe. mais boo seetloo cette musique léegi la gën a dox Sénégal boo seetloo à l'époque jamono Youssou Ndour affaire yooyu mag ñi boo commencé am 20 et quelque ans jëm kaw rek mais léegi xale bu ndaw boo romb boo ko woyloo musique bu xew mu way ko. kon pour man musique léegi la gën a dox parce que technologie léegi la gën a avancé léegi mën nga am musique sa téléphone mën nga ko am sa clé mën nga ko am comme leneen ak leneen. waaw mais c'est vrai mën nga ko am leneen ak leneen mais je voulais dire que seulement. comme xam nga yow da ngay def genre. taasu ngay def. waaw dama la doon wax ne kon est-ce que soo jéemoon làmbati si yeneen façon musique yeneen kii comme ni ko ñeneen musiciens di defee. est-ce que bu boobaa producteur bi du gën a mën a ñeme ñëw daal. comme yan. comme yeneen style quoi. yeneen style yi nga gis ñu koy def yëpp. ñu koy def ñooy produire seen bopp. voilà mbalax man instant bi man am naa fi 4 single comme Jigéen. Seydi Babacar. Première Dame. yëpp man maa ko produire samay fond bopp laa ko defee man maa fay studio fay musicien dem fayal sama clip ak. nit ñi nga xam ne samay xarit ak ñi ma bëgg di ma jàppale. maa ngi nuyu sama xarit sama mag Modou Boussoley. Modou Boussoley moo nekkoon ministre de la culture ci jamono yi Ablaye Wade mais man naka jekk moo mës a nekk sama ministre de la culture. ndax bi ma beroo rek pour te dire sabar yi ma njëkk a am sax moom moo ko jënd. waaw xam nga ni ku mel ni kooku ñooñu ñoo lay jàppale. ñooñu ñooy nekk sa ginnaaw ñooñu ñooy def foo mën a nekk loo mën a nekk di ci waxtaan ak ñoom ñu lay dimbale. waaw actuellement c'est que yow bon da ngay faral di jouer ay concert wala lan da nga am groupe. wala amoo groupe c'est ça. waaw man nag yàlla def na sama premier album sax sama groupe bu bopp ko tëgg. Lëmbal Naar sama groupe ba ko tëgg Kaywan ma ko sama groupe ba ko tëgg. am naa groupe bien avant may am album. ba léegi yaa ngi marché ak groupe. waaw ba léegi maa ngi marché ak groupe. mais au Sénégal au niveau du Sénégal di ngay faral di def ay concert di dem ay soirée di fa tëgg ak yooyu wala. waaw mais man nag xam nga li ma gën a opté mooy xew yi man maay ki njëkk a boole clavier ak sabar. lii nga gis tëggkat yi di ko def nii Sénégal. maa ko njëkk a def Sénégal. jël clavier boole kook ay sabar. damay fàttaliku buñ ma sànni branché clavier bi fenn sax nit ñi dañuy ñëw di seetaan parce que clavier ci télé rek lañ ko doon kon buñ demee bay génn instrument yi ci mbedd mi ay batterie loolu man maa ko njëkk a def Sénégal. donc ça veut dire su ngénte amee da ngay yóbbu ak sa instrument. indi sabar yeeg clavier yeeg yooyu. waaw indi beneen couleur indi beneen couleur waaw. sant naa ci nag parce que ñëpp a ngi koy def léegi. waaw mais yow li nga gis que single yi ngay gis génne comme que ne gën nga génne album ay single da ngay gis ngay génne mais est-ce que yaa ngi ci gis sa bopp bu baax ci musique bi. waaw xam nga dafa am loo xam ne su fekkee man musuma def leneen à part jàng bi may def musique rek laay def awma leneen contact bu ma ci am crédibilité bu ma ci am moom moo ma ko may bon même bu dee ñaar wala ñetti nit ñoo xam am na ñoo xam ne c'est que la ñuy déglu mais loolu il faut nga sacrifier ci sa bopp parce que awma leneen su ma deful musique amaatuma beneen occupation boo xam ne moom laay def boo xam ne mën naa ci am dara. ok ça veut dire que dans ta vie yow musique rek ngay def liggéeyoo beneen amul. non musique rek laay def musique kese ngay def. mais ça veut dire kon yaa ngi ci gis sa bopp parce que sooy def musique rek. defoo leneen ça veut dire yaa ngi gis sa bopp. ci musique non man musicien sénégalais maa ci ëpp xaalis parce que maa ngi faj samay soxla. mooy l'essentiel. waaw mooy l'essentiel. milliardaires yi nga fiy dégg yëpp duñ faj sa soxla duñ faj sama soxla. c'est vrai seen soxla la ñuy faj. man mu néew mu bari 1 euro wala 20 euros 10 euros yi may am par jour. 4 euros par jour doy na ma sëkk maa ngi ciy faj soxla. kon am naa ci alal.
loolu sant yàlla la. waaw suñ jógee ci côté boobu rek dama lay laaj aussi say relation ak artistes yi nekk Sénégal lan nga ma mën a wax ci say. waaw samay relation ak artistes yi nekk Sénégal yëpp nice vraiment man. oo ma ceeg benn artiste xaar ma yàlla ñëpp samay xarit lañ. ku ma ci taseel jàmm la ñuy séq ak salaam mais déwuma ci kenn ñëwu ci man vraiment. mais qu'est-ce que ça veut dire dew ma si kenn ñëwut ci man. waaw parce que kon kay jàmm rek ngeen mën a seq parce que. il faut ngeen di gisee su ma la nee am naa artiste boo xam ne damay dem leen teg moom di dikk leen teg moom wala damay woo téléphone ma koy woo ñuy déggante ku ne kenn la muy Boy Dame Sène bu Thiès. Dame Sène. lu muy dugg dina ma ko wax lu muy def dina ma tàggu. à part moom wax dëgg yàlla artistes yi ci des yëpp. jotewuñ dara. sequñu dara musuñoo am benn problème amuñu benn xaar ma yàlla mais mënuma laa wax seen kër fii la ci Sénégal vraiment mais nag jotewuñ dara ñëpp samay xarit lañ man parce que man dama indépendant li la koy wan mooy Genève bu Wally Seck fa laa bëggoon dikk ay ca kon dikkal waaw continue dama lay bàyyi nga yeggali rek waaw ñoom ñëpp samay xarit lañ Wally Seck Pape Diouf waykat yëpp samay xarit lañ vraiment c'est vrai waaw awma ci kenn xaar ma yàlla rawatina ñi nga xam ne ñoom laa bokkal banlieue bi ñu dëkk ñëpp ñii samay rakk lañ ñii samay xarit lañ ñii samay mag lañ ñëpp en revenant ci li nga wax ci Wally Seck gis nañ ne temps yi génne nga benn single di ci wéy di ko defal pub pub boobu yow yaa am idée bi wala dañ la proposer pour nga defal ko pub boobu waaw pub bi dafa am benn morceau Youssou Ndour bu ma neex muy bi mu woy sëñ Mawlud bu Sodieng à chaque fois dama ko doon woyantu à chaque fois damay wax morceau bi dinaa ko dëpp parce que daf ma neex yàlla def maa ngi koy nuyuwaale sama frère sama xarit Yelli Thioune bu Africa Ndigal organisé Genève le 8 septembre passé di ko def am yéene ma defal ko ci dara man tamit ma def ko ak yéene parce que Yelli artiste international la artiste bu commencé ci dara la dem ba imposé boppam dem ba nekk promoteur kon ñun ñi nga xam ne ñooy ay sénégalais comme moom ay doomu aadama comme moom mu nekk ci ginnaaw Africa Ndigal mën a taxawal yenn yi ñun waruñu def lu dul jàppale ko après nag ci laa ko defal morceau bi vraiment muy morceau boo xam ne ñëpp ko apprécier waaw gis nañ ni morceau bi nga koy def da nga jël musique Youssou Ndour def ko mais xam nga yow yaa ngi ci art bi je voulais savoir yow bi nga koy def est-ce que kii la sant pour nga def kii bi ndax waxtaan nga ceeg moom wala da nga dem ak sa xalaat kese def loolu. ndax waxtaan naa ci ak kan. ak ki nga xamante ne moo la jëloon muy. waaw Yelli Thioune waaw que musique Youssou Ndour ngay utiliser. pour mun a defal pub bi à Wally Seck. ok morceau Youssou Ndour laa jël. mais Yelli Thioune bi nga xam ne moom laa doon defal morceau bi sax. bi morceau bi pare la koy doog a déglu. kon waxtaan wu leen si woon avant. non moom. ok. c'est que damay def telle affaire ak Wally. bëgg naa nga defal ma ci benn morceau annonce. ma composé sama morceau ak sama xalaat. ak samay idée moom amu ci lu dul am mi ngi nii pare na. Wally Seck même chose parce que ça soit clair tu Wally moo ma defloo morceau bi. mais Yelli Thioune moo ma defloo morceau bi. bi morceau bi pare léegi gisante wu ma ceeg Wally. déggante wu ma ceeg Wally waxuma ci ak Wally parce que du moom moo ma defloo morceau bi. mais Yelli Thioune mi engagé woon Wally moo ma defloo morceau bi ma sawar ci torop nag. parce que li tax ma sawar ci mooy Wally sama rakk la. sama xarit la. nit ku baax la. li muy def bëgg na ko kon suy def dara tey
ñu jëfloo ma annonce bi. Ouais. dama ciy sawar. C'est vrai. parce que ku baax la. ku jox nit ñi cër la. ku mën a jël alalam di leen ko jox la vraiment. waaw. c'est vrai nee nga ku baax la ku mun a joxe alalam la. mais bi nga defee kii bi ba léegi. est-ce que moom woo na la. parce que yaa ngi naan doo wootante ak ñoom doo déggante ak ñoom. mais man moom ku ma woy tey. dinaa la woo ne la remercier la wala kii est-ce que def na acte bu mel noonu ak yow. waaw mais nag xam nga gars yi dañuy fàtte ni affaire bi du Wally laa doon waaye mais annonce laa doon def. waaw annonce bi mais c'était pour lui. waaw mais. waaw pub boo ko doon defal la avantage bi moom moo ko moom. su fi tey soo mu ne woon defal ma benn pub Diaspora Vision. may def pub bi. dinaa tudd caméraman yi dinaa wax directeur bi dinaa wax lieu bi. mais c'est pas forcé que Wally daf ma war a woo wala dara. non mais attends sooy defal nit pub. bon c'est pas forcé mais dama comme que jàmm nga sex ak ñoom loolu moo tax ma wax loolu amu leen benn problème mais nit ki soo demee ngay def benn comment dire publicité loo xamante ne moom avantage am la soo demee ba woy ko nit ñi gis ne neex na lool man je pense que si c'était moi dama la war a woo la remercier la rafetlu ko mais su loolu amul ça veut dire que xanaa yéen ñaar dafa am ñagas wala ndax musique bi nga utiliser moo ko neexul wala ni nga wooyee moo ko neexul on sait pas c'est ça que je voulais comprendre quoi. ah waaw xam nga nag vraiment loolu. dama ci mal placé pour tontu ci. parce que nit ku ne xam nga ki nga xam ne. doo ko way doo tudd turam doo def dara. ngeen di tase muy jël alalam ju takku di la ko jox. su fekkee dem ngeen ba woy séq ci. wala déggantewu leen wala gisantewu leen damay jàpp ni. ñàkk jot la. mais vraiment ki lay teral te du ngeen séq dara. su fekkee séq ngeen dara. te gisantewu leen wala parce que ñàkk jot la preuve mooy moom mi ngi ci ay bagages am maa ngi samay bagages mi ngi Sénégal maa ngi Europe. loolu la quoi mais vraiment. tey laa gën a kontaan sax ci morceau bi tey. bi affaire passé laa ci gën a kontaan vraiment. parce que morceau bi tamit am naa ci ñi ko apprécier ñoo xam ne sax. à l'époque daawuñ déglu samay morceau. te ci morceau bi dañ ma neen réussite totale la. waaw réussite totale la. aussi dafa nekk musique boo xamante ne déjà nit ñi dañ ko xamoon bëggoon musique bi déjà je dis même pas les paroles. parce que Youssou Ndour xam nga moom lu mu wéy rek macha allah daal. boole ci nag. yow étant artiste. yow xam nga lu nekk ci affaire œuvre art bi. bi ngay def musique bi même bu dee kooku moo ko sant nga def ko. mu nga jël œuvre Youssou Ndour. est-ce que xawoo xalaat dara ndax waroon nga waxtaan ak kenn avant loolu bon je dis pas que dina la indi problème mais est-ce que yow sa xel daloon na rek bu Youssou Ndour la rek naa ko jël woy ko nii daal. waaw xam nga man bi xam nga yéene rek. nit ak lu mu yéene. bi ma defee morceau bi pare. bi ma defee morceau bi ba mixé ba pare sax. après ci la ma yooyu di doog a dikkal parce que nit ñi ku ma gis mais est-ce que waroon nga def li waroon nga def c'est vrai. parce que alal. dafa sax ci xol. ça c'est vrai. sooy jëlee fu jàmbur war nga tàkku borom. war nga wax ak borom. mais xam ngeen nag Youssou Ndour icône la boo xam ne moom tamit. xam ngeen ni. buñ ko royul. amul keneen ku ñu war a roy Sénégal. alal laay jël. am na sama beneen morceau boo xam ne maa ngi koy def tam morceau Youssou Ndour la. c'est pas la première fois nit jël morceau Youssou Ndour. et c'est pas la dernière fois ci man. waaw mais étant nga nekk ci art même si c'est pas la première fois. jaarale ko ci yoon tamit gënul wóor un jour. balaa dara di la ci fekk. moo gën fuuf. waaw man foofu prochainement même bu may jël morceau. Dame Sène sax dinaa ko woon. waaw parce que toujours ñu dégg yenn genre polémique yu mel noonu. effectivement kii waaw donc fagaru balaa ngay rakkale moo gën a wóor daal. waaw parce que depuis loolu nag amoo ci benn problème depuis nga génnee kii boobu déggoo ci dara ci côté Youssou Ndour. wala ci côté staff Youssou Ndour. waaw non vraiment su ma la waxee dëgg rek. dégguma ci dara ci côté Youssou Ndour. nii ci côté staffam. vraiment à vrai dire. mais mën nga ma wax lan mooy say projet. waaw projet yi mooy. maa ngi kontaan ci ñëpp. di bég ci ñëpp avant may wax mais projet yi mooy sama album. su ma demee Sénégal moom laa bëgg génne. incha allah benn album bi morceau première dame ci album bi la nekk Serigne Babacar Sy bi ci album bi la nekk. ak waaw jigéen Serigne Babacar Sy ak
première dame. ça veut dire single yi nga defoon nga jël groupé waat ko non ci album la nekkoon man maa ko ci yaa ko génnoon par benn mais au passage maa ngi nuyu nag sama mbokk taalibe Cheikh yëpp maa ngi leen di ziar ci gàmmu gi di leen nuyu rawatina nag sama wasila sama sëriñ Jamil Si bu sëriñ Mansour Si ak Adja Mam Xaar Sarr ca Xombal maa ngi koy nuyu di ko ziar. waaw yow nee nga soo delloo Sénégal nga war a génn album bi toujours yaay produire sa bopp wala da nga am pour le produire. non maay produire sa bopp vraiment. mais est-ce que c'est pas trop cher pour produire sa bopp. si trop cher parce que d'ailleurs maa ngi am benn morceau bu may préparé def nii sax li gën a jokk tax sax ma ñëw Europe pour for dara def ko ci. ci la. aussi gis nañ y a des musiciens toujours dañuy ñëw en tournée tout ça mais yow da nga amagul possibilité pour ànd sa groupe ñëw tourner ou pas. parce que mosuñu la gis nga ñëw fii def. tournée non amaguma possibilité ñëw ak sama groupe jouer fii. mais maa ngi jouer si fii lu bari comme États-Unis comme Angleterre. en playback en vrai en playback. voilà des fois ñu boole la ak musicien. ngeen ànd après orchestre am joué la. mais sa staff yow pour yow ñu ngi liggéey comme il faut pour mun la wutal li nga xamante ne mooy producteur parce que nga nar a produire sa bopp day métti. parce que war nga am manager bu lay doxal yenn kii. est-ce que yow loolu existe na ci dans ton groupe. waaw xam nga léegi nag Sénégal manager yi ñuy jël moom mooy manageru xarit Sophie sama xarit la. maa ngi def musique nit ñi xam ma muy man muy keneen ñoo ñëpp noonu la ñuy dundee. te manager dafa am ñu ko jàng ba war ko doon léegi nag man damay nekk sama xarit xam naa ni Sophie sama xarit la ñooy ànd guddeeg bëccëg nit ñi xam nañ ma Sophie yaay sama manager Sophie pour te dire contrat yi ma war a signé sax man la ñuy woo maa koy booleeg ñoom man maay xam link bi moom xamu ci dara loolu moo am mais instant bi daal maa ngi préparé album boo xam ne incha allah parce que su ma demee Sénégal quelques moments dama war a dem États-Unis incha allah. su ma demee États-Unis ba ñëw nag laay génne album bi mais avant may dem États-Unis dinaa ko enregistrer bàyyi fi pour ñu mixer. mais ñi di def taasu au niveau du Sénégal nan nga gisee seen taxawaay parce que est-ce que amul changement par rapport ak yéen ni ngeen di defee parce que y a beaucoup de taasukat fi mu nekk nii. nan nga gisee seen. waaw mais xam nga côté musique bi. conseil bi ma leen di jox mooy lu sotti am borom bu njëkk bariwul sax kuy taasu ci musique. mais léegi bari na mais aussi tamit man d'après ni ma gisee bari na yu nice quoi parce que des fois nga gis yoo xam ne sa xol da ciy sedd mais comme des fois tamit nga gis yoo xam ne daf lay leen ni moom du waxu dara quoi après xam nga tamit mbir di nga ko bëgg ba dugg ci ak doole te du fekk sax nga gëstu ba xam lii lan laa ci war a duggee ak déet sama rakk yi sama jarbaat yi nga xam ne dugg na ci daal maa ngi leen di wax gëstu leen parce que lu kenn moomul ñépp a ko bokk taasu kenn moomu ko ñëpp a ko bokk. da ngeen a war a ñëw ku ci sa wërsëg nekk yàlla na ko lekk ci jàmm mu rees ak jàmm. waaye di ko teg ci yoon. mais di ko teg ci yoon. boole ci. waaw. d'accord merci beaucoup kooku doon monsieur Secka di artiste ñëwoon fii nag seet si ñu fi ngeen xamante ne mooy Italie fii ci suñ site internet Diaspora Vision ñu koy remercier bu baax a baax temps bi xat na loolu waaye nag accordé nañu quelques minutes au moins ñu mun a waxtaan ak moom ñoo ngi koy remercier bu baax a baax te naan leen nag nañ préparé li ngeen xamante ne mooy album bi di waaj a génn. yàlla def nag nga am ci producteur bu mag. Inchallah merci beaucoup à vous ak ñi doon nekkoon ci régie bi di Augustin Fa ñoo ngi koy remercier bu baax te di leen di jox di daje ak beneen invité merci à vous au revoir.